toujours ci culture def togg bu express di utiliser vraiment suñu congélateur yi lu ñuy jëriñ defar ay jus naturel yu bari daal di denc. Dina baax aussi ci weeru koor bi nga xam ne doo fa nekk di defaraat fii nag goyave la ñuy defar ak fruit de la passion mooy niñ koy jaayee noonu en paquet ci congélateur bi dañuy jël ñam bi ñoom daal di koy jël def ko ci congelé ko surgelé ko di ko jaay xam ne doo nekk di wut fruit bi di raxas di defaral sa bopp ku mu neex aussi def loolu mais ñam bi dafa naturel. def ci sa essence ñu ngi def noonu essence fleur d'oranger lañ ci def ak eau de rose lañ def ci goyave bi ak fruit de la passion bi ñaari paquet yooyu la ñu boole. dafa xaw a aigre nag comme dafa naturel ku mu neex ngay yokk ndox di ko diluer mais loolu la donc fruit yi daal ñam bi naturel essence bi ak sucre bi daqaar la daqaar bi aussi dañ ko jënd noonu paqueté ko ku mu neex jënd daqaar bu naturel bi raxasal sa bopp xolli mais bii la ñu décidé jënd parce que daf ñuy gaawalal processus bi comme buy rek nga jël def ci ndox bu tàng mu yàbbi nga daal di segg. Aussi dafa aigre aussi ku mu neex mën nga diluer sa jus yëpp ak ndox wala ak eau de coco ku mu neex rek li nga bëgg a def mais pour maintenir naturel bi je me dis que ne def ndox xëy na mooy tane daal di def sa essence. donc ñam bi sucre aromatisé jeex na mooy jus yi essence vanille lañ def ci jus de daqaar bi ak suñu bisaab bi lii ndox bu tàng la bu ndox bu bax bu ñu def jar ak xorom polle ku amul jar mën nga jël allspice épice jamaïcaine boobu dafa mel ni xorom polle dafa mel ni jar même café Touba yi sax boo ci defee allspice dafay mel ni jar nga ci def pour ku amul jar à portée de main mais man damay jël jar bi noonu tuccal ko ak xorom polle bi defar infusion bi su ma paree moom jaxase ko bisaab bi rek ci jus bi donc moom tamit ñu def ci bisaab bi fleur d'oranger ak aussi eau de rose li ci desoon yëpp laa ci def rek benn yoon ku mu neexul nga def fleur d'oranger rek wala mën nga def sucre rek ak bisaab neex na noonu et puis pour maintenir naturel bi ak essence vanille pour essence vanille bi nag ku am sucre vanille tamit mooy gën dama amul sucre vanille à portée de main moo tax may utiliser essence vanille bi donc pour suñu bisaab bi dama ko xaajoon donc xaaj bu njëkk bi ñu ngi ci def essence vanille fleur d'oranger ak eau de rose bi ñu ngi ci def eau de menthe lañ ci def mu gaaw eau de menthe bi dafa naturel ndoxu menthe la donc ko ci sotti rek mu gaawal la su ko defee doo fa nekk di defaraat infusion bi ak xobu menthe yi mais ku mu neex tam defaree noonu c'est juste histoire de nu mu gën a gaawee et puis dafay maintenir goût bi. suñu beneen jus bi corossol la ñamu corossol bi lañ am noonu donc dindi nañ doom yeeg yëpp dañ koy congeler yi ñu congeler doom bi du ci nekk moo gën a pratique que jëndal sa bopp fruit bi di ko dindi donc lait concentré sucré lañ koy suukaree moom jarul yokkaat suukar ku mu neex ak sa degré de suukar mais comme niñ ko xamee suukar bu bari moom baaxut aussi daal di ci def lait concentré non sucré moom lañ ciy jaxase noonu pour xaw ko yolomal tuuti parce que ñam bi tamit dafa far aussi yëpp comme je vous dis ku mu neex nga diluer ko ak ndoxu koko wala ndox naturel fii ñu def fi suñu essence vanille daal di ci def aussi fleur d'oranger ku mu neex nga omettre fleur d'oranger bi beneen bi mu nekk suñu buy bi même processus bi comme daqaar bi rek daal di baxal ndox bu tàng def ci mu yàbbi nga segg buy bi dañ koy xaw a punch ak ndoxu ananas bu naturel jus d'ananas boo xam ne dafa naturel moom amul benn kii jaxase ko si mu neex ku mu neex tam maintenir jus buy bi kase parce que moom rek dafa neex mais j'aime bien jaxase ko comme sama ginger rek des fois dama siy def aussi ananas je vois que ne dañu ànd trop buy ak ananas neex na trop pour tamit bàyyi xel buy dafa xaw a am suukaru boppam ananas bi tamit jus bi naturel bi ananas dafa am suukar donc foofu ñu def ci tuuti ñam bi mooy feeñ noonu ñamu ananas bi ñu tuccal canette yooyu di am yu ñu tuccal day neex nga xam ne da ngay naan di
yeeyaayale tuuti dolli ci fleur d'oranger parfumée daal di koy aussi ak essence vanille bi et voilà loolu rek mën na nekk ingrédients yi wala mu nekk rek buy naturel ak suukar ak sa essence lu mu gën a naturel rek suukar si yam jus bi goût bi day gën a génn. toujours ak suñu jus de buy bi gloria rek lañ ci yokk mu daal di ñuy jox beneen genre neex na torop torop donc suñu jus yaa ngi noonu bisaab bi moom comme mooy xam nga rek ndaanaan bi ñaar lañ ci defar mais nga xam ne ci weeru koor bi doo nekk di defaraat nga defar peut-être ay jus denc ko lu bari mooy gën a noppale nekk di defar chaque jour ngay defar par une semaine wala par 2 semaines wala ku am congélateur bu mag defar lu bari denc wala sax jour normal nga xam ne jus yi ngay jox sa njaboot di nga xam lan moo nekk ci biir di nga ko aromatiser sa bopp utiliser ay ingrédients yu naturels aussi jus yi tamit comme ni ma doon wax rek julier bi ak ndox wala ak lu mel ni ndoxu koko ak aussi ñoom ñëpp mën nañ ci utiliser sucre roux bi na suukar bi laa amoon à disposition moo tax ma utiliser ko donc suñu bisaab suñu punch buy suñu cocktail fruit de la passion ak goyave suñu daqaar korosol loolu lañ indi woon tey ji donc ba beneen